Partagez, continuez aussi à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube T3B télé bu baax bi fan la ñu dem comme sujet sociétal. waaw tey dañuy dem comme démb ñëw moon ci sujet bale aw mënuma ci woon a wax lu bëri ñoom ceeb ñoom oustaz ceeb ak ñoom kii pour ñu waxtaan ci réseaux sociaux yi oui ak arrestation yi ak dérive yi nga xamante ne moo ci am moo xam ni tiktoker moo xam mooy ñoo xam ne ci Facebook bi la ñu nekk ak ñi nekk feneen ak feneen comment faire pour éviter ces dérives ak ndax war na am loo xamante ne moo koy jiitu ak yu ni mel ak yooyu damay jël prétexte rek li nga xam ne moo am fii bërki démb mooy vidéo bi ñu jàppee ñoom oustaz ceeb ak i Njaay Tuuba ak Lamiñu Daaru ñu leen di massaw d'abord ñu leen di massaw parce que ku nekk ci ay loxo li mu njëkk soxla mooy ko massaw ñaanal ko yàlla yàlla génne leen lu gaaw ci xat-xat yooyu ñu nekk parce que kenn yéenewul leen ñoom ñëpp ay defe naa waa Tuuba lañu màggal gi ak ni mu nar a demee ñu nar ko passé ci ay loxo ci ay yoxo loolu kenn yéenewu leen ko kon ñu leen ci massaw bu baax a baax yoxo waa ay yoxo benn loxo ay yoxo benn baaraam ay waaraam benn mbagg ay wagg loolu mooy pluriel de voilà waaw ay yoxo benn baaraam ay waaraam benn mbagg ay wagg voilà donc loolu pluriel or dafa riche kay macha allah loolu dafa riche waaye malheureusement njàpp moom lu ko neex la koy waxee moom moo nekk ci kër bi yooyu lay wax yu ko neex lay wax kër gi mais njàpp dinaan lu ne lay def ci kër bi loolu bu doon français la tey ji xam nga doo ko waxee noonu parce que faute bu mag lay doon grawul de waaw français beeg yëpp bu la neexee nga wax loo wax nit ñi dañu ko comprendre waaw mais wolof tamit langue la bu am conjugaison am grammaire am orthographe am lépp waaw mais am na faute yoo xam nit ñemewu ñu ko def français te dañ koy def wolof te buñ ko defee wolof boo waxee sax dañuy tiitar dégguma wolof te ñemewoo def français wax français nga ñu ko nga ne dégguma français waaw tey jii boo fi ne la garçon nit ñi ne Moustapha nu mën a wax la garçon ma ne non dama dégg doo ko néewal yooyu genre détail scandale lay doon voilà ñëpp ci wax kenn kii fu mu jàngee léegi buñ ñëwee ci loolu nga xamante ne moo ci am xam nga pour man bi Pastef yëg ci pouvoir bi dafa am loo xamante ne tey jii dañ ko waroon leeral dafa am ñoo xamante ne ñoom ñi groupe Lamiñu Daaru bi ak ñooñu boo seetloo ñoom ak ñoom Lamine Niass ak yeneen jeunes yi nga xamante ne ay influenceurs la ñu tuddee yu projet bi dafa am ku ci nekk liggéey bu am solo boo doon def parce que à l'époque parti bi mi ngi doon dund amoon na doole di jàkkaarloo Macky mais force boobu tey jii ñoom ñii ñëpp ñu si am mérite lañu loolu kii suivre réseaux sociaux yi xam nga ko parce que jamono jooju jàppe gi tar na ñi Ousmane Sonko ci kaso wala avant mi nekk ci kaso bi mais ñoom ñoo doon porter message bi di convaincre gars yi non day ñëw projet bi day jàll ku ci nekk gëm ko am ci jafe-jafe ñenn ñi jot nañ leen tëj génne waat la ñu gën a déterminé wu loolu moo tax ma ne tey jii c'est des gens qui ont du mérite rawatina fii Pastef si tey jii non ñoom ñi ngay gis ni ku leen topp démb ak tey xam ne ñu am mérite lañu waaye dafa am lu ci topp bañ ko defee ba pouvoir bi yegsi dañoo waroon a clarifier affaire yi dañ ko doon clarifier ñoom ñëpp ku ci nekk dégg naa ñu ne kenn ki dafay pomper xaw ma am na ñoo xam ne dañ doon jaay ak yu ni mel ak yooyu ku ci nekk dañu waroon xool xam nga loolu dañ ko doon def di désinfecté quoi désinfecté kër yi ak mooy ñuy wër poudre fel matt ak teeñ ak yow xaw ma loolu ngay gën a comprendre xam nga mooy ñuy liggéey ci service d'hygiène rek mooy liggéey boobu ni service d'hygiène da koy def xam nga su fekkente ne ñeneen ñi am nañ métier ñeneen ñi am nañ boo jëlee ko ci mel ni par exemple Lamine Niass dafa teg agence de com tuddee ko Terracom di jàppale gars yi seen communication comme am na page bu am doole bu demee jël dafa la introduction sànni ko ci page am di ci liggéey ak ña mu ciy war a liggéeyal am na ci ñeneen ñoo xamante ne boo jëlee ko mel ni Daawur la tudd defe na moom fan yii dellu na si tool yi mooy mu ngi bàyyi soble sek yooyu déjà vidéo bu mu def rek mu ngi ci tool def vidéo c'est-à-dire dañu waroon taxaw waxaat ku nekk si lan lañ la mën a dimbalee ku nekk ci li nga nekk yow ambulant wala da ngay jaay naka la ñuy def ñu yóbbu la ci benn fond ñu aider la lebal la xaalis nga relancer wu dem liggéey. te loolu du la yàqal say activité du la yàqal say activité bu ngoonee nga taal sa benn live guddi gi wax sa li ngay wax dem liggéey c'est-à-dire tout le monde n'est pas communicant. yéen jamono jooju dañ doon xeex soxla leen parce que am na benn masse bu ngeen doon laal mais boo jëlee exemple Cheikh Bara ba léegi tey lu mu la gën a waxtaan danaa lan lundi ñu ngi fii mardi ñu ngi fële gën ba léegi mi ngi faj mais loolu war na am ñu mu yee ba léegi abandonné wul ba chaque fois bu tooy wal faj da ngay dégg mooy lundi ñu nga Kër Massar wala mardi ñu nga fële mercredi ñu ngi fële bu dee lii ngay faj ñëwal fii bu dee lii ngay faj ñëwal et pourtant mënoon na ne man kat fi ñu toll nii
politique bi jël na ma ba léegi fajatuma abandonné na. waaw surtout député la. surtout député la léegi nag comme ñoom ñooñu nga xamante ne tey jii ay métiers yu ndaw lañ yoroon foofu nga waroon mën a amee ambition xam ne da nga ciy profité man kat sama lu ndaw li yaar ma dem gis ku ma bindal projet naka laay def bu am ji kayit yaatal ko jël sama kayit dem déposer ji ko soit FONGIP la wala DER wala feneen feneen ma dem ñu accompagner ma taxaw ma def nii waaye su fekkente ne loolu dañ ko teg na le léegi ñu ne ñun nañ dajaloo léegi dañuy wax suba ba ngoon wax bu bëri rek asaka génn ci. wax bu bëri rek asaka génn ci je pense que foofu la ñu ratee accompagnement bi xam ne warloo woon nañ ko ak ñoom te accompagnement boobu pour man fi ñu toll nii ça va être très compliqué léegi nag bu ñu demee ba glisser ba dugg ci média yi foofu dañuy soxla formation. et su ma juumul Abbas Fall waxoon na leen ko jour bi ñuy inauguré mu leen dem leen ngeen formé Abbas waxoon na parce que bi ñu koy inauguré invité woon nañ ko mu ne bàyyi leen xel ci formation. parce que moom tamit formateur la. bàyyi leen xel ci formation. ndax boo duggee ci média am na yoo xamante ne tey jii. communication dafa sensible waaw dafa sensible. da nga ci war a bàyyi xel bu baax a baax bu loolu weesoo ñu fexe nag xool naka la ñuy def ba jéggi ñoom mais ñëpp et puis ñu yemale. parce que on a comme l'impression que am na ci beneen wàll gi ñoo xam ne li ñuy wax tamit jéggi na dayoo te dañoo dem ba dañ leen bërgël daa penc kenn du bërgëlaate. Mohamed am na loo xamante ne waruñoo toog fi ñu ne Mohamed ay waxati di reetaan def nii. parce que léegi jox nañ ko benn laisser-aller boo xam ne lu ko neex wax ci penc mi. loolu kenn du ko def nañuy yemale ñëpp di bañ a bërgal yenn saa yi dañuy toog suñu diw moom dañ koo bërgal déedéet texte yi ñëpp lañ fi nekkal wala buñ ko convoqué mu dem wuyu ci guddi gi mu dem ñibbi këram nañ yemale ñëpp pour man loolu mooy état de droit. sànq am na loo wax dama comprendre bu baax mooy ki nga doon waxtaanal juge bi xaw ma homme de droit boobu noonu moom si lan la expliqué ne moom moo gën a tax ñu jàpp leen pour yaraat leen ci kàddu yi wala. waaw yaraat leen ci kàddu yi mais dana ma côté droit buñ ci demee dañuy am problème pour dut baaraam. waaw mu ne buñ ci demee parce que dañ naan leen ki nga doon waxal kan la bu la neex ñu ne waxuñu wax président dañoo am ku ñu yéenee rek mu dee parce que ba léegi tudduñu président. kii danaan man moom damaa soxor ci moom kii naan man AVC laa ko kii naan man paralysé laa ko yéene waaye warkat bi war ki ba léegi déggoo sax ñu ne kii fanaan ci palais bi wala kii fanaan fële wala ki nga xamante ne moom lañ dénk réew mi déggoo ba léegi sax yu jëm ci côté yooyu. seulement fi ñu waxee ñëpp jëli nañ ko ñuy waxal moo tax mu ne buñ demee pour nga mën leen a teg dara ci côté boobu noonu mën na bañ a yomb nag. mën na bañ a yomb procureur mën na ñëw ne yéen xam nañ ne kii ngeen di waxal mais ñoom buñ tax ñu ne ko ñun waxuñoo ko moom parce que tudduñu turam. mais Moustapha au-delà de manque de formation mais parce que ils sont pas des journalistes. Ils doivent même pas nekk si médias yi di wax ak entre eux loolu c'est mon avis personnel. duñ ay journalistes. mais Moustapha est-ce que aussi amul manque d'éducation incivisme ak même sax li ñu koy waxeeti sax animosité bi nga xam ne dañ ko nemmeeku vraiment fu mu toll nii entre sénégalais fracture sociale bi est-ce que ñoom seen vidéo bi nga xam ne nekkul tamit contexte seen liggéey parce que il paraît que si TikTok lañ ko defoon est-ce que loolu wanewul animosité bi nga xam ne la politique indi na ko si xol sénégalais yi. waaw mais loolu ci benn côté la parce que du ñëpp xam nga nag lañ naan la mu saf ka ko macca ko xam. boor bi yëpp la su nu ñuy fustiger ñuy xas le président Bassirou Diomaye Faye am na beneen wàll gi aussi noonu la ñuy xasee aussi le premier ministre le président de l'Assemblée nationale. noonu lañ am na ñoom loolu lañ yàq Ousmane Sonko am na ñoom loolu lañ koy yàq. am na ñoo xam dañ ko yàq Bassirou Diomaye Faye amoon na temps Macky Sall la woon. ñu àndoon ak Macky Sall ñoo ko doon wax Ousmane Sonko après bi le président Bassirou Diomaye Faye ñëwee mu détaché wu léegi affaire yi nekk ñetti pàcc. ñi Macky Sall ñi Sonko ñi Bassirou Diomaye Faye mais ak côté bu mu ci muntu jóge rek kenn du ci d'accord mais dafay wane tamit fracture bi nga doon wax tamit ni mu amee ci penc bi. voilà ku ci nekk ak fi nga féete mais xam nga dañu dund loo xamante ne 2021 ba 2024. loo xamante ne am na ñoo xamante ne dañoo baale am ñu baalewul. mais njàpp am na si ñoo xamante ne fi ñu toll nii ba léegi mënuñoo baal li fi xewoon 2021. te am na si ñoo xamante ne trauma yi ba léegi daf leen a topp. te nit ñi duñ ci bàyyi xel. nit kese la. nit kese la c'est pas pour rien tubaab bi di jël psychologue ñu topp nit nga dem jël rendez-vous ñëwaat ñu lay topp di la dimbali di xool ni nga dëkkee sa kër di xool mais am na ñoom dañoo jóge ci choc yooyu dem duggaat ci biir nit ñi ñu topp ambiance su kii bi. victoire bi ñu ne gagné nañ coow li nit ñi fàtte ne am na si ñoo xamante ne. fi ñu toll nii bu ñu tëddee guddi sax duñu nelaw. am nañu problème dañuy jël ay garab pour mën a nelaw. ñenn ñi seen yaram foo leen fekk ñi ngi faju. foo leen fekk ñi ngi dem rendez-vous di ñëw am na ñoo xam ne seen xol moo mën a tuloo muñ yenn yi dañuy gaaw a mer dañuy énervé wu. te ñu ngi ko jëlee ci kaso bi wala jafe-jafe yi fi amoon ñenn dañuy gaaw a tiit
Finalement, est-ce que côté boobu on peut pas dire que Pastef a raté le coche parce que ba ñu génnee rek man je pense que milliards yi nga xam ne ñu leen wax ne ñu leen koy jox pour indemniser leen te matul dara finalement xeex a xuloo sax la muccee seen biir est-ce que loolu jotutoon daganutoon ñu yóbbu leen ñu faj leen wala sax ñu toog am li nga xam ne moo nekk un temps de repos. man xam nga lu ma gisoon. oui peut-être buñ ko defoon dina tane mooy li ñu jëloon affaire détenu yeeg yooyu ñu jox ko ministère bi ñu dénk wàllum solidarité ak famille man d'accord ma ci parce que man dama yaakaar ne il fallait une agence boo xamante ne mooy gën a comme les pupilles de la nation ak yu ni mel ak yooyu wut kuñ ko jox. oui ñu dem assemblée ñu daggal ko budget ñu xam li ñu prévoir pour faju pour accompagnement bi ak yu bëree bëri parce que lu touché des milliers de personnes. loolu mënoo ko jël nga rattaché ko fenn après ñu naan xaalis bi génnul dafa guñ non da ngay def agence. boo defee agence nag bu ñu xëyee ku ci am jafe-jafe fa ngay jubali ci ak xool récupérer dossier yëpp recenser leen ñu cartographier leen xam fu ñu dëkkee ci dëkk bi topp leen ñi nga xamante ne tey ji kenn par kenn ñu leen di recevoir kenn par kenn comme tey ji ñu ubbi ko ne par exemple bu ñu leen recevoir boo ñëwee man par exemple su ma recevoir ma xool ndax lépp tout va bien kii lu mu soxla ndax assistance côté ku ko dimbali ci liggéey la soxla ndax dafa soxla assistance psychologique ndax lan c'est-à-dire nga jàngat ko classé leen par groupe. classé leen par groupe ñi nga xamante ne ñooñu moins grave yi ñi nga xam ne presque affaire bi fàtte nañ ko ñu ngi ci leneen ak cas yu modéré yi ak yi nga xamante ne moo ñu critique yi borom jàngoro yi war a dem faju ji ñëw ak yu nga catégoriser leen yooyu pour man buñ ko évoluer woon buñ ko doxalee woon noonu loolu doon na leen dimbali su ko defee doon mbiri xaalis kese man bu ma déggee ñu ne dañuy séddale ku nekk 500000 laa ne ñu ngi yàq xaalis. 500000 matul dara. boo leen ko joxee ñenn ñi balaa ñoo génn foofu taal nañ 500000. matul dara te après day toogaat xol bi di metti dimbali leen accompagne parfois bu laajee ay focus group dajale leen ci benn groupe nii def ay question réponse waxtaan ak ñoom ñenn ñi leen rek la ñuy soxla am na si ñoo xamante ne tey ji peut-être am na noo leen doon dajale ci benn salle boole leen ak ñoo xamante ne ay borom bopp lañu ñu waxtaan ak ñoom développement personnel naka la ñuy gañewaat estime de soi. c'est-à-dire delloo si waat leen yooyu dafa doon am. mais Moustapha am na ñoo xam ne amuñ trauma. dëgg la amuñ koy réer dañoo ñàkk yar rek. il faut aussi dire la vérité am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne ñoo am monopole wax bu ñaaw en fait am na ñoo xam ne c'est leur éducation c'est leur vécu c'est leur façon de faire wala sax ñoom xam nañ bu baax ce qu'ils sont en train de faire de ñoom mais dañoo jël seen propre initiative. pour man am na lu ko jiitu njàpp mooy lan. dañuy commencer avant ñu yegg 2021. avant xeex yi di am ak yooyu. oui c'est très rare nga doon gis bu ñu waxalee yàlla tax ku bokk Pastef kuy def déclaration mu am dérive wala ñu mën ko duut baaraam. loolu c'est un fait boo xamante ne mu ngi fi léegi lan moo xew. man li Moustapha di expliquer yëpp c'est bien beau. mooy utal leen groupe yi ñu leen di dajaleeg fu ñu leen dikkee di waxtaan ñoom mais gis nga li leen gën a mën a satisfaire wala lu leen gën a mën a soulager actuellement. moo doon ñu rendre justice. dafa am benn cas bu ñu expliquer États-Unis la xewe woon. Californie xaw ma dafa am benn femme bu ñu reyoon doomam ñu jàpp waa ji ko rey waroon ko exécuter parce que biñ ko jugé loolu la ñu décidé mais femme bi mu yëgee ne doom ji dafa dee ba léegi ci fauteuil roulant la toog mënatul woon dox. dafa traumatisé. voilà en 2015 la ñu exécuté waa ji jour bi mu déggee message boobu ci la commencé doxi soxla donc da lay woon ne tey bu fekkoonte ne jugee nañ ci li ñu dundoon en 2021 ñu ne ministre de l'intérieur bu fi nekkoon kat yoon a ngi koy topp. Pourquoi? Parce que ñi fi boomoon ñi nga xamante ne ñu ngi leen doon torturer wala ñi ñu jàppoon ci kaso gi là di nga gis ñoom te dinañu am benn soulagement boo xamante ne peut-être yenn déclaration incendiaire yi ngay dégg ci réseau yi duñ ko def parce que ñu si bëri ci fayantoo la ñu nekk mooy def nga ma mënuma la jot pour dóor la mais sama làmmiñ bi moom doo si dégg jàmm am na si ñoom te ne foofu lañ toll donc pour man saafara bi gënoon a mag mooy tey ñu rendre leen justice parce que li fi xewoon dafa mel ni dañ ko bëgg a jël rek tegee ko de côté comme si que kenn deful dara wala kenn waxul dara pour man loolu bokk na ci li leen di gën a frustré parce que fii la ñu gis ay nit yoo xamante ne ay vidéo yu circulé ay jigéen yu ñu jàpp di leen dóor wala di leen rukk li ñuy dippee taatu fetel gi di leen ko dóor am si ñoo xamante ne dañ leen a jàpp kaso di leen torturer am si ñoo xamante ne dañ leen jàpp def leen bouclier humain ñu gis ko fii tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo defoon loolu amul kenn kuñ ci topp amul kenn koo xamante ne ñu ngi ko siy woo pour indi leeraange pire dañu bëgg sax effacer li nga xamante ne moo fi jotoon a xew donc pour man meilleure façon pour ñu mën a delloo si waat jàmm ci penc mi ku nekk xam fi nga taxe mooy ñu rendre leen justice. beneen bi si des mooy fi Moustapha waxee que ni peut-être il faut ñu am accompagnement ci côté communication xam nga des fois dañuy jaawale fan la xeex bi toll ak lan la ñu war a def
gis nga boo nekkee ci réseaux sociaux yi di sensibiliser ba peut-être nga jot li nga bëggoon a jot muy nguur leneen li si des mooy nga fexe nan ngay concrétiser li nga téye et ñoom quoi qu'on puisse dire yàlla may na leen am na quelques nit wala lu mu néew am na 2 ba 3 nit yoo xam te ne ñu ngi leen di déglu donc fi xeex bi nekkoon mooy tey fi nga xam te ne voix wu Pastef mënu fekk parce que réseaux sociaux yi dafa am limite de am na ci yenn gox yoo xam te ne boo demee ba ci biir dëkk yooyu amuñu connexion xam ñu lan moo xew ci réseaux sociaux yi donc pour man ñoom foofu la ñu waroon a gën a dem véhiculer seen message pour nit ñi gën leen dégg donc pour daal revenir aat ci li nga xam ne mooy li leen di gën a soulager mooy tey justice ñu li nga wax yooyu yëpp dëgg la oui y a pas de sous-métier journaliste bi gënul kenn médecin bi gënul kenn même kuy def suy bale pompe mboot ak ambulant gënul kenn nangam ku nekk si li ngay liggéey si li ngay tedd mais boo gisee aussi profil nit yi nga xam ne ñooy def aussi les live de quoi me diront que y a des journalistes yi nga xam ne dañuy am ay dérapage loolu am na suñu biir y a des journalistes yoo xam ne tu te demandes maintenant sax est-ce que ay journalistes leen loolu c'est à la loi de faire li nga xam ne moo nekk liggéey bi mais ñi nga xam ne dañu wooyee seen bopp les liveurs les influenceurs nanga on en parle aussi est-ce que c'est des gens yoo xam ne am neen aptitude wala xam neen sax les codes de communication tu peux être ne pas d'accord avec la personne, tu peux être en adversité avec la personne, mais mën nga jàllale sa communication de façon vraiment violente fekkee loolu nga bëgg mais nga teg ko si respect quand même. Est-ce que finalement ces gens-là ils ont le profil de parler aussi? Maintenant au Sénégal les gens vont m'insulter ñoo xam ku nekk mooy wax. Et c'est pas normal. wax dafa am ñu ko war a mën a def nangam nii na yeneen journalistes yu suñu nekk di wax n'importe quoi dañoo jégg li nga xam ne loolu leen jàng mais boo jàngee li nga xam ne moo leen la jàngal à l'école am na mbir yoo xam ne doo mënoo ko def tu peux ne pas être d'accord avec la personne dans ses analyses mais dérapage yu ñuy nemmeeku yooyu waaw donc loolu mooy bonjour les dégâts parce que nit ki tamit loo jàngul jàngoo ko tu ne peux pas être marchand ambulant jaaykati portable suykati bale yow nga ne léegi tu vas être là pour décrypter l'actualité même sax boo koy def minimum de formation quand même. waaw mais tamit njàpp foofu tamit da nga ci demee ci ñaari yoon mooy bi si njiitu ñi nga xam te ne ñoo jàng communication def formation ñoom la sénégalais yi nekk ci digg mbënd ñu xëy nañu après la pluie c'est le beau temps wan ñu ay parties yoo xamante ne. taawul donc ñooñu tey lan nga mën a wax si ñoom est-ce que dañu véhiculer information bi nga xam te ne moom mooy dëgg amul fii la ñu gis ñoo xamante ne def nañu parcours ci métier journalisme. ñu wax ne même bu fekkente ne war nañu rey sénégalais yëpp pour dëgg jib nañ leen rey loolu déclaration incendiaire la mooy da ngay appeler peut-être pour ñu toroxal sénégalais. On n'est pas d'accord avec ça. Voilà donc bu fekkente ne tey ñooñu defoon nañu seen liggéey ni ñu ko war a defee mooy ñi nga xamante ne ñoo fi jiitu ñu bañ see leble wala bañ see fay bor amaana peut-être du ñu yegg ci foo xamante ne nit ki dafay préférer dem déglu benn nit boo xamante ne jàng ko parce que jàpp na ne kooku moo koy wax dëgg wala moo koy wax li nga xamante ne moom moo xew réellement ñeneen ñi si des dañuy wax di calculer lan lañ ci mën a am wala lan lañ ci mën a gagner donc ku si nekk da nga ci am part de responsabilité léegi nag comme te dem na ba yegg fii pour man ku si nekk yow yaa jël sa responsabilité bopp nit ki moom mooy xam li mu bëgg bu dee ci côté information ñu teg dëgg gi ci sur la table ku si nekk wax li nga xamante ne moom moo xew et bu ñu ko defee ku nekk jàpp naa ne di nga jouer ce rôle te kenn du mbëkk kenn beneen bi si des mooy mën naa nangu nit ki yor compte TikTok am c'est privé mu yor page Facebook am c'est privé mais nag kantaa dem bay sos média ci ñoo xamante ne peut-être jànguñu ko wala defuñu formation bi là dañu dem un peu trop loin et foofu nekkure woote dem formation mais pour man waruñu woon sax mën a nangu loolu dañu waroon a seetantal nan la ñuy def ba am ay professionnels yu nekk seen ginnaaw parce que média la ñu woote mais ñoom ñu utal leen turbine boo xamante ne comme la ñu bëgg a def si wàllum politique a ñuy jàppale ñu mën ko fa defee et jàpp naa ne bu ñu defoon loolu peut-être yenn dérive yi dina wàññeeku. loolu am na solo Moustapha je pense que lu ñu waroon waxtaanee yëpp sujet boobu waxtaanee nañ ko. bon loolu daal pour man débat bi Mohamed fi nga daanelee rek. yemul ci benn ponk rek. même ñiy jàppale Macky Sall am na ci ñoo xamante ne ay chroniqueur lañ leen di tuddee bu doon dëkk bu sérieux kese duñu génn di wax. c'est sûr. am na si ñoo xamante ne ay chroniqueur côté Macky Sall la ñu féetee wala moom la ñuy jàppale wala bu doon dëkk bu sérieux dëgg duñu am fitu toog ci studio ba jël micro di wax. loolu moom li ñu naan li olof naan indebee ko suus. léegi nag naka la ñuy def ba rectifier loolu. te malheureusement ñenn ñi fi ñu toll nii dem nañ ba def leen ay star. wala dem nañ ba ñu jàppee seen bopp star léegi que ne ñoom voilà am na fu ñu leen parce que ay nit ñoo leen di xeexee. ay xeexukaay lañ leen di def. xam nga li gën a bon ci àddina mooy ñàkk xam-xam te xamoo ne da ngaa ñàkk xam-xam. su boobaa
yow alalu borom barke ngay doon dañ lay xeexee foo toll borom barke ñoo lay jël di la xeexee fu ñu toll maanaam yow am nga sa làmmiñ bu ñaw yow sañ nga wax loo ragal wax da nga naan tu es pertinent waaw tu es pertinent na pertinence yow loo ragal wax da nga naan dama gisal Moustapha boo ko gisee suba léegi mu waxal la ko ci télé bi te ñu bëri gis nañu noonu la ñuy fonctionner gisal diw boo gisee léegi mu jàllale dossier bi waaw di porter ay combat léegi di toog di wax loo neex après nit ñi di la si topp naan nangam ak nangam et c'est des gens yoo xamante ni li ci xam nañ ne ay mercenaires lañu te yooyu ñoo fi bëri mais l'exemple de sama doom bàjjen bi Cheikh Ousmane Touré il n'est pas journaliste deful formation journaliste mais waxul si penc bi lu ñu koy xeebe mën na nekk en désaccord avec les gens mais am na minimum de bagage boo xam ne permettre na ko muy wax non xam nga Cheikh Ousmane beneen niveau la voilà waxul si penc bi lu ñu koy xeebe quand même moom boo ko dégloo ci géopolitique daf la ci wax loo xam daf lay leer ne kii am na ci connaissance Cheikh Ousmane day gëstu de waaw day gëstu boo demee këram loolu rek lay seetaan waaw gis nga loolu rek lay seetaan day gëstu donc te wàllum politique tamit yàlla may na ko ci benn intelligence boo xam ne macha allah dafa lay liiral nga xam ne kii li muy liiru tegaloo mënoo ko teggi kooku bokkul ak comme day ñëw toog fii def nii nga ne Moustapha lox man waaye day nangam nga jàpp na ma noppil waxal man ko waaye noonu laa ko waxee dëgg la nekk fa waa di réewantu di bajantu si biir c'est pas la même chose que c'est la classe c'est vraiment la pertinence ak non loolu moo am non loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg koy déglu sax mu jox la ay piste de recherche mu jox la ay piste waaw yow di nga ko mën a exploiter yooyu lañ soxla yooyu lañ soxla ci penc bi dafa retiré wu nank dafa retiré wu jàpp ñàmbur dëkk bi daa bëri càmbar loolu la mais ubbi buntu yi fii kële daggee fële naan ndox ba biiram fees ak mu ñëw toog saaga bàyyi jàmbur jaayu jàmbur ba dool dem toog après suba ñu naan kan tu es pertinent wala yaa am fit wala yaa am fulla waaw donc yooyu tamit loolu moo yàq penc mi fi ñu toll nii loolu moo yàq penc mi voilà ñun moom dinañ ko wax de ñun dañoo demoon jàngi amul problème dinañ ko wax de voilà tonton Banda Diakhaté ziar naa la c'est un plaisir de te lire grâce à mi foo taxawee ziar naa la c'est un plaisir ñu dem si waxtaan bi naaka ñu dem si waxtaan bi nag daf ñuy yóbbu ba tey si l'actualité Moustapha est-ce que mën nañu ñëw si mbirum Ismaïla Madior Fall les Échos moo si ànd ak ñun les Échos ñëw na ak ñun si haute cour de justice Ismaïla Madior Fall dafa mel ni comme fu mu toll nii déchargé nañ ko en attendant les événements Moustapha waaw déchargé nañ ko en attendant les événements contrôle nañ tegoon